voilà ñu gagné ci takkusaan ñëw jubilé. alors li ma wax sànq ci Ibrahima Seck dinaa ko wax ci ñaari jeune tamit yi fi nekk keneen kii mooy Chérif Seck moom la ñuy introduire moom tamit mu ñëw jàkkaarloog assistance bi Chérif Seck. mbooloo mi asalaamaaleykum la coalition ànd wàllu suñu gox maa ngi rafetlu teewaay bi di gërëm ñëpp di masaw nit ñi ci teewaay bi la journée def nañu tour de Kignanbour jóge nañu Bunun dem Dangalboum Sange à Biloré ñu tere fii saafonte ak nit ñi ñu ñëwaat tey pour gën a waxtaan ak nit ñi sans plus tarder ñu bañ a guddal ñun dañuy ñëw présenter leen suñu candidat monsieur Mamadou Faye directeur général de Petrosen Holding. comme ñëpp niñ koy waxee ki nga xam ne nga diriger Petrosen pendant 9 ans zéro faute kooku war nañu mën a am yaakaar ci yow pour nga yoral ñu suñu mairie suba. Nous sommes dans une coalition bi nga xam ne ay parti ak mouvement ñoom ñoo ko constitué boo xoolee suñu coalition parti ak mouvement yi sont au nombre de 13 kon donc coalition bu am doole la mu am ay mag yu responsable ak ay xale ñu ànd pour suqali commune Sindia. li may wax foofu constitution coalition bi mag ak xale dafa am solo mag yi c'est la sagesse xale yi ñoo yor doole bi comme ça ñu dem suqali gox bi man sans plus tarder li may ñaan waa Kignanbour mooy suñu choix bi ñuy def ci DG Mamadou Faye ñoom ñoo ñu ci mën a jàppale ñu mottali ko au soir du 23 janvier 2022 ñu voté massivement pour la liste ànd wàllu suñu gox ñu yóbbu Mamadou Faye au niveau de la mairie de Sindia mu suqaluñu suñu gox bi. Parmi les 9 candidats comme tout le monde le dit moom dem na ci 9 candidats yi yëpp comme ni ko monsieur le maire waxee démb am na candidat yoo xam ne dañ ne Mamadou Faye maanaam xam-xamam du pour mairie de Sindia kon donc ñooñu nangu ne moom moo leen mën moo tax ñun ñu topp ci ñoom sans plus tarder dinañ gërëm suñu doyen Moussa Ciss sama tonton Arona Ciss ñoom Ndeye Fatou Souleymane Ibrahima Seck ñoom Thione Seck Omar Mané Maguette Sène depuis booba léegi ñu ngi liggéey à Kignanbour saafonteeg ñu ni pour convaincre leen pour seen intérêt ñu votel Mamadou Faye au soir du 23 pour ma bañ a guddal man foofu laa yem ok merci. il est très engagé di liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la te boolewul dara ak wax sans plus tarder tamit dañuy introduire benn jeune boo xam ne tamit fu mu nekk wala fu mu mënti nekk mu ngi taxaw waa Kignanbour 2 foo ko fekk mu ngi plaindre qu'est-ce que je peux faire pour mon village kooku la ñu fekk ci tey ba ko jox parole bi comme ça mu ñëw tamit jàkkaarloog waa Kignanbour monsieur Souleymane Ciss vous avez la parole. Merci. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. ñoo ngi muslu ci ki nga xamante ne lu mu dugg mu yàqu, lu mu jege mu yàqu. lu mu jege mu yàqu waaye lu mu tiim itam mu yàqu mooy seytaane ak ay ñoñam gannaaw bi ñu musloo ci moom ñu sant suñu borom bi nga xamante ne moom moo am kattan mooy kattanal képp ku fi ne ak lépp lu fi ne ñu koy sant ci wér bim ñu may waaye itam di ko sant ci xel bi nga xamante ne moom la ñu may ndax mënoon nañu may wër ba ñoo may xel waaye ñu ngi koy sant bu baax a baax ginnaaw bi ñu dëgëralee ak bëgg-bëgg yu wër
bëgg-bëgg yooyu mu nekk loo xam ne doomi aadama bi dafay saxoo ak moom ci li nga xamante ne waaye wàllu boppam wàllu dëkkandoom ak wàllu dëkkam ñu ngi koy sant ci loolu bëgg-bëgg boobu moo ñuy yóbbu ba ñu am gis-gis ak ràññee ci li nga xamante ne moom mooy suñu dëkk bii di Kéniabour en particulier mu nekk dëkk boo xam ne bu ñu xoolee sa position liñ fiy gis ni actuellement ca dëgg-dëgg mérité wu ko loolu moom moo ñuy may ci ak xelu ñuy ànd di tànn ndax dëkk bu ne am na loo xam ne faaw mu am ko mooy njiit yàlla nattoo ñu am mairie boo xam ne vraiment 19 villages ñoom ñoo ko composé 19 villages boobu yooyu noonu ma tudd ku ci nekk war ngaa mën a nekk candidat su fekkee dem nga ba natt sa bopp xam ne mën nga nekk candidat loolu noonu moom moo ñu may itam ba ñu dem di dem ba en 2021 ñu war a dem élection 2022 ñu am 9 candidats ci 9 candidats yooyu ñun personnellement def nañ ci ay jàngat ak ay diagnostic yoo xam ne suñu gàtt xam-xam ci politique bi xew ci dëkk bi def nañ ci ay diagnostic jaar-jaar yi bari tànn yi bari ba yàlla nattoo ñu dimbali ñu ba ñu gis ci koo xam ne ëmbalam ak matam ak xam-xamam ak xelam ak yaram mu doy ñu lool ki may bëgg a wax mooy monsieur Mamadou Faye le DG de Petrosen Holding te ñun ñu ko bëgg a séddoo ak ki nga xamante ne moom mooy waa Petrosen cër bu mu fa am mu ñëw fii incha allah ci kàttanu suñu borom mu bokk ko ak ñun expérience bi mu am may wax ne loolu mënuma cee xuus lu dul ne dafa am fi muy jaar coalition boobu comme niñ ko waxee 13 partis la ak mouvement ñun fi ñu far tey jii dañ koy jël teg ci suuf fi ñu far mooy fii jëmale commune Sindia kanam mooy ànd wàllu suñu gox dama ne toute personne consciente je veux bien dire dans la commune de Sindia doit savoir voter utile. Qu'est-ce que cela veut dire? loolu mooy lan mooy wateel nit ki ci mooma neex wala wateel nit ki ndax sama nijaay la wala wateel nit ki ndax awoon wane xee c'est pas comme ça nit waroo nekk koo xam ne yow yaay lor sa askan loolu mooy lan nga jël sa carte di ko dugal foo xam ne leer na la le fi ma koy dugal nii kii du gagné noot nga sa askan yàqal nga sa askan ci loo xam ne yow ci sa jëmmi bopp da nga yaakaaroon ne ngay defar ñun nekkuñoo ak candidat Thione keroog bi ñu demee Bandia waa ji dafa wax ne paa bu retraité bi le vieux retraité comme niñ koy waxee moom moo doon jël première en mathématiques ci région du Cap-Vert kooku noonu yàlla may ko dund ak dëgër laay ba tey jii mu jeeti loo xam ne ca dëgg-dëgg première ba mu doon jël ci mathématique am na njëriñ tey jii comme gi nga xamante ne moom la ñuy ndamoo muy Sénégal dañ koo teg ci loxoom kon ndax kooku jar na ñu jàppale ko wala jarul ñu jàppale ko tontu bi mu ngi ci dënn ku ne bu ñu watee ndax parparloo bu ñu watee ndax nijaay nañuy watee pour liy changer dëkk bi su fekkente ne bëgg-bëgg moom la ñuy am kii carnet d'adresse am waxuma la Sénégal mais au niveau international ça peut développer la commune de Sindia en dehors de cela ci domaine bi nga xamante ne mooy international boo ñëwee au niveau national li mu gérer rek ca la nga xamante ne moom mooy am retourne rek war nañoo mënoo taxawul
waaw kay bu ma jógee foofu ma jëm ci li nga xamante ne lu am solo la mbokk yi xam nañ ne ndaw yi nekk ci dëkk bi bari nañu jàng waaye dañuy jàng après nekk ay manœuvre maçon dem ba université amoo fooy logé nga wëlbatiku ñëw fii ci dëkk bi di am ay journée 3500 nga amaat dëgërluwaay une semaine nga dawaat université nga nekk fa lekk ko ñëwaat ca dëgg-dëgg ci commune bu toll ni commune Sindia loolu war nañ koo weesu kon donc DG ñoo ngi lay wax ne ces étudiants là doivent être pris en charge avec li nga xamante ne moom mooy dooley commune bi ci kem fa ñu mën a nekk pour ñu am nekk waaye bu mucc ayib waaye itam ñu mën leen encadrer orienter leen ba ñu dem ci les métiers de l'avenir monsieur le DG ñu ngi lay dénk loolu. bu ñu jógee ci étudiants yi mooy éducation bi dinañ jëm ci li nga xamante ne mooy les femmes dama ne jigéen ñi lii c'est un exemple boo xam ne c'est précis et lu palpant la lu ñu mën a gis la. Voilà un bon exemple monsieur Pape Gora, on te remercie de passage. Vraiment vous avez montré li nga xamante ne moom mooy mën-mën ak dooley conseiller li mu war a def dimbali jigéen ñi ci li nga xamante ne moom mooy seen ressource ñu jàpp ci ba mën cee am koom. Monsieur le DG bëgg nañ ëllëg bu ñu gañee li nga xamante ne mooy mairie bi lii ñu multiplier ko ba mu gën a am li nga xamante ne vraiment moom mooy retourne bu baax a baax. Donc waaw may wax ne li duuf ci nag bi xajul ci cin li damay wax ne voter pour Mamadou Faye c'est faire une nouvelle dynamique vers le développement et l'émergence locale. kon mbokk yi voton utile nañu votel ki nga xamante ne vraiment moom mooy suñu candidat ànd wàllu suñu gox muy le DG de Petrosen. asalaamaaleykum. bi xaarul ñu jox ko mu commencé def barki Dembo Ndiaye rek la jël des kits scolaires d'une valeur de 13 millions mu dem jébal ko école yi nga xam ne ñoo nekk ci zone Dior. élève bu fi nekk mu jox la kit scolaire boo xam ne man nga ci jàng ren jàng ci déwén mu nekk satisfaction ci élèves yi nekk satisfaction ci parents d'élèves yi mu ne loolu doyul mu dem Guéréo bi nga xam ne fa la dëkk fa la ko njëkkee d'une valeur de 7 millions mu dugal ko ci école yi. xam ngeen ne temps yu ñu nekk situation bi dafa xaw a doy waar foo tourné ñu ne la Covid-19 mu xam ne population bi sonn nañu soxla nañu ay ndimbal mu yëkkati ay jiw yu bëri ay dund yu bëri ay saabu ay ceeb ak ay diwlin vraiment mu séddale ko nit ñi population bi kontaan di ko ñaanal. Je vous remercie monsieur le DG loolu nekkoon na précision boo xam ne mënuñu ko ñàkk wax. Alors sans plus tarder. Merci beaucoup. Asalaamaaleykum waa Kignanbour. seen buur ñëw na tey dama leen di indil histoire Aguène et Diamone. waaw seen dina gaaw mais yenn saa yi du gaaw parce que am na li nga xamante ne il faut que ñu wax ko. nee nañ leen fii kenn du moytu kenn yéen waa Kignanbour bu ngeen moytoo seen doom du ngeen wax li nga xamante ne moom moo fi ne. maa ngi nuyu d'abord seen yaa ngi may dugal ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla maa ngi fàtte imam maa ngi nuyu imam di nuyu chef de village parce que dëkk boo fa demee da ngay jaar ci bunt bi di nuyu jeunesse bi nga xamante ne ñoom laa représenté fii tey mënuma lim tour où est la jeunesse ana jeunesse bi andu wàllu suñu gox ana jeunesse bi merci beaucoup
damay wax ni damay bay suñu programme àndu wàllu suñu gox suñu DG waxal ko boppam mais ñun jeunes yi li fi xew ci commune Sindia ñun ñoo ko mën a wax keroog ñu ngi dem Xelkom benn paane ma man damay ragal bu guddee sama jabar jege ma parce que damay ragal fajar du ma mën a julli fajar ndax du ma am ndox dégg ngeen bu baax li ma leen di wax non nañu waxante dëgg l'islam sax dëgg ci la est-ce que dégg ngeen bu baax li ñu wax Sindia mënta nekk commune bi nga xamante ne géographiquement moo gën a positionné en Afrique waxuma la kii de même en Europe Sindia am béton bu ngeen demee Conakry xam ngeen camion béton ñaata la fay jar est-ce que xam ngeen ko Casamance xam ngeen camion béton ñaata la fay jar Sindia am ko fii Sindia am ciment mooy fii si Diass ci zone Sindia la zone Safeen ñu nekk ci xeer yi nga xamante ne ndoxu Kirène fa lay kiyee ñu mën a nekk 8 ans benn franc la lay jox lu ñuy récolter par mois ëpp na 5 millions waa ji yow nga yor ko 10 ans ñu dem lijjante loolu avec le sous-préfet ci gestion bi nga xamante ne dañ ko bokk avec la jeunesse sous-préfet la Asifor ak ñun jeunesse bi ñu liggéey 11 millions de francs CFA sous-préfet xam na ko bu baax jeunesse yu Sindia xam nañ ko bu baax te yow mii xam nga ko bu baax tey duñu éviter kenn te jaari asaafi eedi jakali eedi jakali eedi ne leen DG Mamadou Faye DG seen bàyyi leen ma noppi prochainement laay ñëwaat mais ñun jeunes yi duñu moytu kenn ñun jeunes yi ñooy défendre suñu candidat keroog maa ngi dégg monsieur le maire ngay wax candidat yi fi nekk yëpp bu ñu ñëwee ñu ñëw toog autour d'une table waaye demal leen ma Carrefour Sindia ngeen tegal ma fa ba ma toog di ko xaar oto bu ñëw rajaxe ma yow man ak yow ak sa coalition yëpp mën nañ toog face à ma personne ma wàccee leen kenn par kenn parce que seen biir amul ku ci mën a amul kenn ku ci mën a bind un projet nga convaincre 10 personnes dans la commune de Sindia tey ñoom duñu wax seen candidat man sama candidat DG Mamadou Faye la sama candidat DG Mamadou Faye la boo ko gisee nga xam li mu doon mais ñoom seen candidat duñu mus a wax monsieur le maire Thierno Diagne la dañu naan kan Benno Bokk Yaakaar gaynde ñemewoo monsieur le maire damay yëg sa kaw dañuy yëg sa kaw dañuy fanaan sa kaw dinañ la duma dinañ la dóor dinañ la def lu ne xam ne jeunesse yi takku nañu te pare nañu merci Mballo alors ki ñu bëgg a introduire mooy kan dafa nekk mag mais mag boo xam ne dafa yaru léegi na moom moo ko may waaye terewul fu mu mënti nekk mu ngi toogee waa Kiñaabuur di bëjëgal Kiñaabuur di ko guddeel ci ay soxla asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp jàmm léegi yëf yi neexagum na ba ñu duggee Kiñaabuur ak léegi jaare ko bunun tourné Sange jaar Biloore ba léegi wax dëgg yàlla sunu xel dal na ci li ñu gis waaye nag am na loo xam ne lii tamit ay recommandation dinaa ko wax waaye nag avant tout tamit man dama leen di présentation bi mooy bi ñu xëyee ba léegi daal ñu ngi présenté DG ak ñi mu àndal mais nag wax dëgg yàlla
léegi nit ñi nañu ubbi seeni bët léegi xool liñ leen di wax déglu liñ leen di wax xool tamit ñii ànd ak DG nag duñu cuune DG ci boppam mënuñu ko comparer ak benn candidat ci 9 candidats yi bu dee dëgg rek la ñuy wax li tax mu ñëw fii expliqué nañ ko ay yooni yoon jaar na fi waaw li mu wax moom dëgg la ci guddi lañ nekk dafa guddi léegi mais terewul tamit dañu ne léegi dañoo yor mbër moo xam ne bii dañoo yor benn marchandise boo xam ne bii dafa neex a jaay marchandise bu neex a jaay la moom mooy directeur Petrosen bi léegi dañoo am 9 candidats te wax dëgg yàlla mënuñu ko comparer ak benn candidat léegi ñii jaar yëpp wax na ñu ngi ci ay jaar-jaaram groupe bi mu àndal nag ku am seetlu di nga xam ne du ñu ay suune moom du cuune waaye nag ñi mu àndal du ñu ay suune léegi nag ay nit ñu déterminé lañu ñoo xam ne ñii dañoo jóg pour liggéey soit des retraités wala non retraités yi ak am loolu am ci solo expérience baa ngi fi xam-xam a ngi fi te loolu la ñu soxla ci suñu mairie bi léegi bu ñu ko amoon depuis ba mu fi ñëwee ba léegi am na problème yoo xam ne duñ ko am léegi ne ñëpp a comprendre loolu anciens yi fi nekk buñ dee waxante dégg ñoom ñoo la mën a wax lan moo tax ñu nekk fii jusqu'à présent parce que ñoom ñu ngi ko expliquer à tout moment dañ fee àndoon ak ay maire waaye nag mënoo ànd ak maire di ko forcer ci li muy def maire moo yore signature lu mu signéwul mënoo ko def lu mu deful nag mënoo ko def loo par force donc bu nit ñi di wax ci ñoom dañoo war a seetlu li ñuy wax léegi ki ñu àndal nag ñun dañoo am yaakaar lool ci moom moo tax ñu ànd ak moom léegi waa Kignanbour ñu non seulement ñu ngi leen di remercier waaye toujours ñu ngi leen di ñu ngi def toujours bëgg ngeen def attention ci li ñu nekk nii lii pour quelques jours la léegi mu jàll ay quelques fan ci des le 23 janvier incha allah lépp dina jàll waaye nag na ngeen seetlu xam fi ngeen di sànni seeni carte parce que lii du folklore fecc yi baax na lool dina sawarloo nit folklore bi kenn waxul ne baaxul waaye nag lay yóbbu nit mairie mooy carte loolu na ngeen ko respecté bu baax di leen ko waxtaanee aussi concentré wu ci li ngeen di def parce que affaire bi du hasard de waaw diwo ma neex wala diwo nangam na non 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 ñun dañoo soxla luy liggéey commune bi ñun loolu lañu soxla parce que ñun am nañu retard bu mag a mag loolu nag vraiment bëgg nañ ko rattraper te xam nañu ne ki ñu yor nii nag ci moom la ñu war a jaar pour rattraper loolu donc carte yi ñooy gagné lañ ñëpp respecté loolu léegi denc nañ leen fi depuis 22 heures passé na parce que 23 heures moins ñu ngi leen di baalu wax waaye nag lu ñu bokk la ñun ñëpp defar a tax ñun ñu ñëpp ñu jóg ni ñu koy defee fii nag ñu ngi koy defee feneen parce que daan nañu toog si zone Dior bi ba minuit passé ñëw nañ fi ay 2 heures du matin ñëw nañ fi minuit ñëw nañ fi 1 heure du matin waaye nag dañoo gis lu ko jar léegi waa Kignanbour concentré leen li may wax toujours xalaat leen jiital leen seen xel ngeen xam fan ngeen war a sànni seeni carte présenté nañ leen fii nag benn spécimen bu vert loolu balaa élection ñëw xam nga élection ñëwagul campagne sax ñëwagul léegi lii pré campagne la rek dañuy présenté wu waaye dinañu jaar di jaaraat comme ni ñu ko daan defee toujours di leen gën a présenté tamit carte bi ngeen war a dugal jouru voté ba pour ñu liggéey leen Kignanbour ak fépp fu nekk fu nekk bépp village bu nekk ci kii bi rek léegi soxla nañu développement léegi yi ngeen di demandé yëpp DG dina ci wax moom dina ci wax parce que avant ngeen di demandé yi yëpp képp koo xam ne kii taxaw na fii di wax léegi dafa fekk DG ñun ñii toog nañoo ak moom mu wax ñu ko lu dem ci jigéen yeeg lu dem ci mbéy meeg affaire tool yaag lépp loo xam ne lii daal mu ngi ci ñu ngi koy tawat fii toog naag ñun expliqué ñu ne lii ci sama programme la xëy na programme bi yëpp mënu koo dévoiler ci benn jour te waru koo dévoiler lépp avant campagne tamit waaye na ngeen xam ne lépp lu ngeen fi mébét wax na ko waxaat ko toog nañu ci ay béréb mu expliqué ñu bu baax a baax dina am nag lu mu leen ci ñamal mais na ngeen xam toujours ne programme bi gën a yaatu loolu foofu daal laa yemagum wasalaam.
jëful jëf ju baax jëme ko ci askanu Saafeen Moussa mi loolu xam naa ko ci moom ndax fu ne dem naa fa ak moom mu taxawu askan wi bu baax a baax gis nga doomu aadama bu la nit ki defalee lu baax li ñu suñu diine sant mooy yow nga wax ko danga koy wax Moussa jëf na jëf yu bare jëme ci askanu Kiñaabour de Soro Xasab Cafra te ma xam ci dara ndax dama ànd ak moom Moussa ànd na ak moom ba Fatick ma ne Moussa ànd na ak yow ci soxla jàmbur fii ba Fatick ànd na ak yow ci soxla jàmbur fii ba Kaolack waaye waxoo ko xëy na sax moo taxoon mën naa ko wax waaye gis nga doomu aadama bu la nit ki defalee lu baax danga koy wax Pape Gora jërëjëf gis nga lii nga def nii ba waa Kiñaabour di la topp jëf ju baax dalay topp ba faw Moussa sa jëf ju baax yal na la topp ba faw bu ko nit ñi waxee ak bu ñu ko waxul yal na la topp ba faw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum sama mbokki waa Kiñaabour ñun li tax ma jël parole Moussa mii moo ma ko jaral pour wax baaxaayam ak jàmbaaram moo tax ma jël micro bi ne ko dama lay siif boo daan dugg te li may wax ñëpp xam nañu ko Moussa Ciss mi dañ la ba doon jën dañ naan jën wu mag la bu doon nag ñu ne lii pël yi la wax Maodo mooy nag wu mag Moussa Ciss mi sens la si Modou am ko Moussa Ciss mi sens la Moussa Ndione sens la dama leen di wax ne coalition bëre topp nañu Moussa Ciss mi 3 mois te xam na mu ne Moussa Ciss mu ngi nekk fii réunion bu nekk on nekk ko fekk xam na mu ne Moussa Ciss mu ngi nekk fii ma di leen seedeel ne Modou Moussa mii jàpp na ma ne Moussa moo gagné élection yi ak Moussa Ndione ak Daouda Diouf ak waa ji Diawa Diallo sama xel dafa dal li da sama xel dal mooy Modou sañ nañoo wax ne di nga gagné Guéréo waa sayu ñu woon a wax ne di nga gagné Ngariñ sayu ñu woon a wax ne di nga gagné Kiñaabour wante gor yi ñu àndal gëm nañ na dañoo gagné billaahi dañ ñaa gagné jërëjëf ma woote la si yàlla dañ ñaa gagné fii ma ko teg fu wóor la te ñeme na ma ko te dinaa ko wax nee naa nañu xaar bala 3 benn view rek ngay dégg mooy Mamadou Faye contre ñu kenn duñu xas kenn wante ku nekk xam nga kii la man Mamadou Faye mooy waa ji moo man gars yi te jigéen ñaa nga dañuy xuus jàll te dañuy xuus jàll nag asalaamaaleykum ngeen baal ma wasalaam jërëjëf mais ngone he jërëjëf Diop asalaamaaleykum mbooloo mi Daouda ak Moussa bu ñu taxawee fii di wax ci Moussa ci lu baax te ma fekk ko bañ cee wax kon damay nekk ko kiñaan wone zavi ci ma kanjeeɗu heyɗi we war ma e nanu perem zavi wone Moussa ɓooɓi kim ko yab kori ina haani ayni ken kahani andi ka yaham yalla ko onaɗɗi kipes futit fof ɗe wo hunna werle yalla joɓo tingɗa ɓa gawɗo tamɗo guiriye ini batumen zone Safen fo toɓɗina Kiñaabour ɗafuk fo toɓɗina Vando fo toɓɗina Hasab fo toɓɗina Cafra wakkati pongɗo cokɓa kon Moussa yalla ko winatɗa holinɗa foti doomu adama woɗɗini jaari sekeni wonde zeñce rek ina timiɗo ina ba heɗɗa wawa rekte ko ta wone Pape Gora Moussa Ciss bo nu jangɗuɗa yalla kaccohnaɗen was weytah wose inem ɗum nikki ɓofti ina haane ɗum ɓofti ndi ɗo Safen ɓowna titre ko heɗu te ko rek taha weytah astutiɗuɗa ɗum wi ɓeken ɗo joɓotin Safen ɗum wi ɓeken ɗo joɓotin ina haane woɗ communauté rural yi kon yalla ko farat ɗum gam o budda bata Gora ini ba haqqiɓe Kiñaabour wi
waɗe haɓɗik mi kahan Moussa te ko rek tax weetax Daouda Diouf weetax mi weetax Moussa Cissé a cari i nunikɗa wona he rak ini ɓoɓcina ɓe te min hulɗinga ɓawena we fo ɓo moɗɗi ɓoyan kiña Moussa ɗif moƴe ɓoyan vilak fa wona he fote leɓero fo waɗne fo mine sah wa kadi fikiɗa ra kaccumu kayi abine ɓot cumu kayinɗa sukur kaf geno ɓot cumu kayinɗa ɓo waysi ko attaki o ɓo minnirim ndu komaki ko tum hamam gaɗe akat po ayak awar min jiriñ ye anji juɗɗo walla ɓo ambude funde ɓo jiriɗo gaɗe kon ɓo amdiɗene heewo inta wona leɓero wa jangse jangu fuwat min leɓerɗa tamba ɗis ka fortam fuwat min football ɗa tafa kade terre football fuɗik ɓeyede ƴaɓeɗa classé way fuwat classé to bindi kaɗɗa he ɓoɓcineɗa classé ɓo mindira ɓen jiri ngaɗa ɓo watta ke ɓo mindiɗi rukku ɗuɓɓode wat e ɓoɓɗude wat fof par ce que iɗan jiriɗa ko tan ɓo jiriñ kon Moussa mi corkiɗɗa woni rakin gurtu technique ko he a funa Pape Gora tonga yatuman kiñamu fando ɗal Pape Gora yatumandi ɗal fo 500 000 oto wonina yaako kanga Moussa yalla ko neɗɗo holinɗa ɓo corkiɗiɗa bayi ɓo corkiɗi jowotinɗa wassalam teɗo ballo assalamu aleykum mbooloo mi fi ma nekk nii sax wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd kontaan ci yéen lool ndax lii ku mu doyul dara du la doy wax dëgg yàlla maa ngi sant waa Kiñaabour yëpp di sant njaboot bi ngeen fi fekk waaye di sant également seen teewaay ndax heure bi ku ko gis xam ne li leen fi denc ñor na leen kon amuñu leen lu ñu mën a def lu dul sant leen gërëm leen yéen ñi fi ñëw waaye di ngeen ma may ma sant sama waa kër gi ngeen fekk ndax depuis boobu ba léegi ñu ngi ak man tàggoowuñu ay at façon bu ne def naa ci seen biir façon bu ne waa kër gi jàppale nañ ma ko façon bu ne waa kër gi defal nañ ma ko li ci preuve mooy tey bi may xëy ci suba baas yi yëpp bàyyuma fi leen directive laa leen jox def leen ni ngeen mane togg leen ni ngeen mane yekk leen ni ngeen mane waaye bi ma retourné vers 20 heures dama sant yàlla ndax fekk naa lépp tegu ci yoon yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla jàppale yàlla yàlla dooli sutura yàlla yàlla dooli barke bi ci des sama mbokk yi jóge Kiñaabour 1 dinaa leen sant ndax seen teewaay am na ñu dëkk fii ci Kiñaabour 2 heure bi fekku leen fii bu ngeen fi toogee rek am na li tax dama koy wax toujours Kiñaabour 1 ba Guéréo ba Banj benn ligne la li ñuy bañ moom la ñuy bañandoo li ñu bëgg moom la ñuy bëggandoo li ñuy bëgg loolu moom la ñuy bëgg toujours kon mënuma bëgg Kiñaabour 2 bàyyi Kiñaabour 1 preuve bi mooy li Daouda Diouf wax preuve bi mooy li Ali Diop Faye wax preuve bi mooy li Moussa Touré wax ñoo ma gën a baax wallahi azim ndax dañ ma téye Daouda natt li nga histoire bu doy waar ba ñuy ànd Fatick yàlla la ak yow ak man lañ fa doon dox nattu la bu metti ci seeni borom ma joxe sama bakken nga joxe sa bakken ngir lan période boobu awma lu may dawal yaa yoroon oto heure bu ma déparé heure bu mënti doon ci guddi ci bëccëg yaa may yee
ci sama soxla bopp ci sama mbokk bu ñuy toroxal ma bëgg mu génn ci loolu yaa ma dimbali ba mu génn ci loola jugement ba keroog yaa fa taxaw mbokk taxawul nijaay taxawul xarit taxawul moo tax jëf ju rafet moo gën yal na leen yàlla fay bi ci des mooy samay mbokk ñi nga xamee ne ñoom laa bokkal ànd ak ñoom ci coalition bi danaa leen sant toujours di leen gërëm ki ci jiwtu mooy Moussa Ndione bu Guéréo am na ni mu doon demee suñu ànd ci biir coalition bi yàqu li tax mu wax ko mooy dafa am lu mu téye am li ma téye moo tax ñu mën fi daje ña ñu àndaloon yépp ñu nga des gannaaw bàyyi ñu ci lan ci ngëm gi ñu gëm li suñu bopp ci bëgg bi ñu bëgg suñu bopp pour ànd ak Mamadou Faye premier contact laa wax ne Mamadou Faye fii lay resté ma dee ma dund ci coalition bi lay resté ndax nag mënuma ànd ak kuy tappali continuellement nga koy won nit ñi continuellement nga koy jëf ak nit ñi loolu mënuma ko d'accord benn muy Pape Gora Camara muy signe ci sa côté parce que xale yi ma àndal Kignaabour yëpp Serif laa sentir ne moo nekk sa côté kon li tax ñu bàyyi la ñu téye yëpp daw ñëw ci yow am na li tax kon Gora Camara dama koy wax toujours dama am yaakaar ci moom yaakaar boo xam ne bëgguma mu yem fii li may wax xam naa ko am na ñu jàng mathématique science mais man nit la ma yàlla may xam naa ne day réussir mission moom Pape Gora kon nañ ko jàppale bi ci des mooy mbokk yi jóge joor gi ñu ngi soog a yegg si nii xam nga ne joor gi du fii li tax mu ñëw xam nañ ko yal na leen yàlla fay yal na yàlla def barke yal na yàlla dellu jàmm du ngeen rus mukk ndax ay gor ngeen àndal kii toog gor pire la li tax ma wax ko mooy 2014 daf fi taxawoon naan leen nañ changé nañ changé nañ changé ba ñu changé bu ñu tolloo ci nag exécuté la ñu changé ñu indi ay programme teg ko ci loxo ki ñu jiital mu ne du ko doxal ndax nag manu ko antanu ko xejul ci dënnam kon bu del siwaatee nag ne ñu attention programme ba changé wul dañoo bëgg ñu dawalaat ko ci 2021 bi mais nag dama bëgg ñun ñu àndandoo dem jël mairie ba teg ci programme boobu loolu moo tax ñun ñu saisir suñu bopp bi may génni di coaliser ak Mamadou Faye wallahi am na ñi ma perte am na lu ma perte lu bari waaye nag damaa xam ne day am résultat yàlla da ko wone day am résultat ku bañ nangu day am résultat moom mii moo tax mbokk yi dafa am loo xam ne jaru ko li waay manul manu ko wax naa ko fële démb jarul tontu mais nag jar na leeral xam nga tontu ak leeral bokkul dama toog ci jamono yële am lu ñu wax ci sama projet boo xam ne maa ko doon liggéey fii ci village mu dem ci wàllu parcelles yi ñuy wax 510 parcelles la maa ko liggéey ànd ak maire Sindia am tuune bu ma dégg mu taxaw fii évaluer ba am accusation bu mu teg ma ne daa juum li tax daa juum mooy site ba ñu liggéey bu ma laajoon ma wax ko ñaata hectare la site ba ñu liggéey bu ma laajoon ma wax ko ñaata hectare la 65 hectares la 65 hectares moom la ñu jëkk liggéey fii ci Kignaabour li ñuy wax lotissement mooy premier lotissement wu Kignaabour 65 hectares la bi ñuy liggéey ba war a génni am li jaar
li may wax waa Kiñaabur xam nañ ko muy autoroute bi traversé yàlla nattuma man la ñu jël ca mairie Sindia man la waa Azurut copte ca mairie Sindia ñu ànd ak man da Sébikotane jusqu'à Ngeko kon lu ma réer foofu warul mën a jóge ci làmmiñu nit maa ko mën a waxal sama bopp ñuy dox waa Azurut di rajaxe di toj di ñëw di rajaxe di toj di ñëw ba ñu egg ci montagne yu Ciki ak Kiñaabur man leen attention saa waay am na lu xew ñu ne ma lu xew man leen man fii laa dëkk bii ñu wax Kiñaabur fii laa dëkk li passé ma di ko teg sama bët ngeen di ko teg ñooñu waa Jes du am fii ci suma waa dëkk lu ngeen fi laal tey da ngeen koy da ngeen koy dédommager nit ñi bu soobee yàlla ñu ne ma loolu du mën a ne ma ne ko wallahi mooy am na nag fu ma ko teg parce que période boobu le préfet bi fi ne connaissance bi ñu am dépassé na discussion yooyu sous préfet bi fi nekk muy jong suñu relation dépassé na discussion yooyu bi ma wax ñoom ñu ne ma li nga wax duñ ko def ma xëy seeti préfet xëy seeti sous préfet bi waxtaan ak ñoom ci cadre boobu ñu ne ma dañuy fay parce que taxi yi loolu la ñuy wax dañu war a dédommager dañuy dédommager ala kulli haal li may wax Kiñaabur xam nañ ko de autoroute bii tey naa ko fii 1 mois fii 1 mois mënul traverser am na jeunes yi ko xam ñu ngi fii dama joxe bakkan keroog am na ki ci seet si sama frère ci semaine bii ba may woo keroog ca boo fan la ñu toll Yankhoba ba mu seet si na fii sama frère Arona Ciss ci semaine bii passé fekkuma fi mu woo ma téléphone ñu wax kaw ma wax jëm kaw ma wax ñu wax jëm suuf ñu ne ma kon nañu seeti préfet man leen baax na préfet boobu tey mu nga Kédougou dañu nekk en contact direct ñu ngi waxtaan bi ñu yegsee ñoom 9 personnes la ñu ànd man seul maa jóge fii ci département bi ci section Sindia préfet bi ne ma Ciss lan la ma ne ko de Sébikotane jusqu'à fii mu ne ma waaw ma ne ko waa Sébikotane rek la ñu dédommagé le monde de Safène dañ leen bëgg a maltraité te loolu du ma ko engagé sama village du ma ko def nañ fay gars yi comme ni ñuy fay ñëpp nañ fay nit ñi comme ni ñuy fay ñëpp préfet ah loolu kat li nga wax Moussa Ciss loolu mooy am de man maa nga jóge Touba autoroute Ila Touba bële te ña calculer de dédommagement ba ma fekkee naa ko kon du ma toog fii coow loolu di fi jóg hey fay leen ñu convoqué seen directrice madame Ndiaye ñu daje Mbour ñu boole ko équipe ñu ne nañ seet si waa Kiñaabur keroog dama organiser jeunes yi ma ne leen bu mu tax dugg village nañ ko xaar fii ci suufu pont bi bu ñëwee lu leen neex wax leen ko man maa ko garanti bi ñu ñëwee discuter madame Ndiaye parce que moo responsable Azurut fii ci département bi lu fi am moom la xale yi jàpp ko fi xas ko amul luñ ko waxul keroog il faut que ñu dédommager leen sinon du ñu dem keroog la ñu jël décision fii li tax may leeral loolu mooy 510 yi c'est pas que nous du ñun ñoo ko calculer dañu amoon benn commission départementale boobu du Moussa Ciss gendarmerie Popenguine bii ci la bokk agriculture ci la bokk impôt domaine ci lañu bokk waa cadastre ci la ñu bokk eaux et forêts ci la ñu bokk parce que lan moo tax munoo calculer mètre carré bi te techniciens yooyu bokkuñu ci waa agriculture bi ñu ñëwee ñooy xool sa tool loo fi bay ren ñu nga ne gerte ñu ne ñaati hectare la ñu natt ko ñu ne l'hectare bu nekk da nga ci am temps dédommagement bi noonu la génnee bu dee dugub la noonu la génnee bu dee xaal la noonu la génnee bu dee ndanda fooy la noonu la génnee am nag li ma complicité ak ñoom commission départementale boobu
muy lan mën naa leen léegi ñu ngi jëm ci domaine national li ñu am ñun béykat yi bariwul li ñu mën a dimbale mooy ngeen satisfaire ñu ci arbre yi nga xamee ne ñoo nekk ci tool yi yooyu arbre am na valeur ngeen bindal ko borom tool yi ñu mën a am xaalis foofu la ñu jaar ñu calculer borom tool yi li ñu am ñi am tool bi ñu yeggee ci parcelles yi commission départementale boobu moo déplacé ñëw seet entre pont bi fii ak le Poiron boo ko calculer normalement largeur bi 700 mètres la le dale fa ñu coupé parcelles yi ak pont bi 700 mètres la nga yaa may comprendre 700 mètres boo ko yóbboo ci longueur boo xam ne 1 kilomètre 200 la ñaata hectares la boo ko multiplier kon bu nit taxawee ci biir Kignaabu naan 3 hectares la 4 hectares la kon c'est pas la peine ñu mën a fay 510 parcelles mais quand même góorgóorlu naa ba dinaa fay naa 510 parcelles ba 19 moo ci des 19 moo ci des ñu xëy la ca gën a métti ñu wut média taxaw ne dañuy fay dañuy compléter parcelles yi li ñu calculer au début jusqu'à la fin matul 100 parcelles dégg ngeen li ma wax paysans yi ñu fay liñ leen fay yëpp buñ ko boolee matul 100 parcelles ci 510 nga am fit taxaw ci biir dëkk bi nga naan fay naa ñëpp tey bi ñuy baas bii benn waaye ngi jóge Dakar dafa yëg ne fay nañu parcelles yi mu wàcc si Sindia mu laajte ñu ne ko demal seeti Moussa Ciss mu ngi fekk ci baas bi fële mu ngi tudd Ibrahima Sow boo xoolee liste yi mu nga ca biir ma ne ko saway loolu rumeur buy dem la mairie bële ñoo jëloon responsabilité du Moussa Ciss mu ne ma dem naa mairie 30 000 fois ma ne ko ñoo ñag ñooy fay dafa am système bi ñuy fayee dafa am ñi ñu bëgg a fay ak ñi ñu bëggul fay tey fii may wax yow parcelles yooyu li fi des nekk en face tali bi man la sama tool la nee na duñ ko fay 34 parcelles la mu ngi fii kenn bu déggu ko mu ngi fii moom la ñu grillage Sele Ndiaye mi nekk ci wetam am na fa ñeenti parcelles firnde bi mooy les station bii nga xamee ne moo nekk Sindia Goudia bi yore ko 4 parcelles yooyu Goudia bi la ko jox ba ñu remboursé Goudia bi léegi mat na 3 ans parce que bañ ko remboursé daf may indil kayit yëpp won ma ko kon li may wax xam naa ko 510 parcelles yi buñ ko mënul fay nañ jàmmal nit ñi Kignaabour bii rek daa la wax individu yi ci am 2 parcelles 3 parcelles ëpp nañu 100 ñu ngi fi kenn joxu leen benn parcelle donc fay bi dafa am système bi ñu ko fayee am ñoo xam ne ñoom la ñu corrompre wax ak ñoom loolu ñu def ko ci seen i tur mais fay ñu nit ñi waaw dafa am ñi ñu jël programme ak ñoom wax jooju nag lay wax ne amul nekkul taxawul feeñul fenn paysan bu ko waxul li am parce que man maa ko liggéeyal loolu laa ci doon leeral ci 510 parcelles yooyu majeure partie bi kenn jotu ci dara ba fii may wax yow nii li tax ma bàyyi 34 parcelles yooyu danaa ko wax xam nga li tax man maa ànd ak mairie bi xam situation dëkk bi nan la demee ma demandé fi 10 hectares fii ci kaw ci biir àll bi demandé fi yeneen 5 hectares ma morcelé ko benn bi ma tuddee ko site Diogoy y a fait 127 parcelles ma ne waa Kignaabour 127 parcelles yii ci seeni ndodd la ndax lan dafa am demande bi ngeen def ngeen ne jumaa ji nañ ko defar léegi stade bi nañ ko tabax léegi case de santé bi nañ ko tabax léegi looloo tax ma ne 127 parcelles yi jël leen ko ngeen dugal ko ci infrastructure yooyu bi ci des ma coupé ci 4 hectares def ko cimetière national ku dëkk Kignaabour xam nga loolu cimetière national laa la wax waa Cikki bëgg nañ ko waa Fando bëgg nañ ko waa Kignaabour bëgg nañ ko maa génnee moyen de 4 millions wut partenaire ñu aménagé site bi ba mu set ma dagg ko ba mu jeex tak bi ñu wàccee 2014 ma yëkkati ko teg ko ci loxo mairie bi loolu la ñu war a leeral nit ñi pas 510 parcelles fan lañ ko dugal tey loolu fan la féete tey li ci gën a danger nag dafa am ñi ñu àndal fii ci réew mi ñooy jëf-jëf ju ñaaw jooju mais damay wax ne boo dee gor nga
dëkk ci dëkk am na loo xam ne waroo ko yenu am na loo xam ne waroo ko yenu ñaar la yàlla wax ci alquran lazina kafaro lazina amano ñaar ñi boo ci tànne benn boo xam ne arrangé wu la yow ëllëg yaa koy waxal sa bopp bu dee lazina amano la ci gaañu baax yi la ñu wax de bu dee kafaro la ci gaañu bon yi la ñu wax kon ñaar ñooñu bu ko yàlla tudda xam na ne adduna bi noonu lay mel xamoon na ne adduna bi noonu lay doxee day am ñu bon am ñu baax donc ñun amuñu benn vision ci dëkk bi ñu bokk def fi lu bon mënul ne bu mënoon nekk du ma jàll ci yeneen village yi di fa def wala di fa wax wala di fa joxe ñun fii amul luñ fi deful teraanga bu ne def nañ ko ci dëkk bi teraanga bu ne def nañ ko fii kenn na yekkati loxoom ne Moussa Ciss def naa ko ci façon teraanga bi muy dundee doomu aadama yi fii ci biir Kignabou du jeune du mag du keneen ku ma ci raw amul sama loxo dama ko yëkkati ci kaw dama seet bi jëluma alalu kenn man nag dama am choix invité ci waa Kignabou yëpp ñu d'accord ak man ne dañu ànd ak Mamadou Faye loolu tax ma taxaw fu teg poste buñ ko doon wax man damay jël conseiller bañ ma joxee poste yi dama ko séddale ñi ma ko séddale mooy xale yi fi doon wax léegi li tax ma séddale leen ko dama ne am naa possibilité pour topp seen kaw lu ñu manqué ma def ko lu ñu bëgg a wax buñ ci juumee ma jubanti lu ñu ci bëgg a def lu bon ma bañ moo tax ma jox leen ko si kon du font wala fo Faye ñu ngi lay dénk xale yi ci kattanu suñu borom ñu ngi lay dénk xale yi ci kattanu suñu borom loo mën a def pour dimbali population bi xamal ne sonn nañu loo mën a def pour yërëm leen xamal ne jar nañoo yërëm population Kignabou ak Saafeen yëpp laa wax mairie bi ku ci dox guddeeg bëccëg nga xam ne la fa nekk jaaduwul benn acte administratif da ngay am sa terrain déposer papier mu def 6 mois doo ko jot 6 mois laa la wax da koy def du ko jot est-ce que texte yi loolu la ñu wax nit ñi est-ce que texte yi loolu la ñu looloon tax jóg papier administratif entre sous-préfet ak mairie bi warul passer délai de 15 jours warul mën a ne warul mën a ne bu nekkee rek am na li xew mooy que ne Moussa Ciss àndul woon ak man ci élection ya man maa fal du bokk ci mairie bi bu déposé kayit ma rocci ko dugal ko ci tiroir yi bu déposé kayit ma réeral ko def ci lu ma neex ba kañ loolu la ñuy wax ne na jeex jeunes yi ubbi leen seen bopp yi ngeen xam ne candidats yi am nañu différence candidats yi ci seen bopp am nañu différence bi mooy ku ci ne xam nga loo man ñi nga xamee ne gàddu nañu xaalisu doomu aadama yi ne dañu campagne ci fii ci mairie Sindia xam nañu li tax ñu jóg dama ne candidats yi am na ñoo xam ne gagné mairie taxul ñu jóg parce que mënuñu nekk ñaari fan ñu nekk nga ne ma dimbali ma ci nangam nga xëy mairie jot nga yor ay 30 millions di ma wax ne kay ma ànd ak yow loolu man duma ko def parce que xam naa fi nga ko jële bu ma namoon li nga def ma jaar fa nga ko jëlee ma jël fa ñëw taxaw ne candidat la ci mairie Sindia parce que lan moo tax ñenn ñi amaana dañ leen ko jox pour boo gagné mën a fay am loo fay foo koy fayee fan parce que ñi ko def wax naa ko fële ñi financé di joxe dëkkuñu fi lan lañ fi wut si ba tànn ci ñun ay nit jox leen xaalis pour ñu dem defi candidature bu ñu gagné lu ñuy fay lan la ñuy fay ak lan lañ la ma jox loolu moo tax Faye ñu ngi lay ñaanal yàlla ngeen baal ma ci guddal bi ak parce que ab leeral la woon boo xam ne dañ ko war a leeral rek ku ci nekk boo demee nga xam looy nattali may ñaan yàlla li dale Banj ba Guéréo nañ nas xol yi ci benn puso di ko dawale di ko waxtaane di ko jéem loolu mooy li gën ci ñun te nag am na loo xam ne yàlla bu ko indee bu ngeen ko nanguwulee ngeen perte Mamadou Faye mii suñu yërmande la boo xam ne yëg naa ne même bu dul man dana yërëm population bi parce que fekke naa fi mu waxe fekkee naa fi mu jooyee ci biir coalition bi nit kooku nag xol bi am na li ci ne xol boobu am li ci ne nag yërmande mënul passé mu lalu ci biir bu laloo ci biir nag dañuy wasaare ci nit ñi yàlla wàccee jàmm jooju la ñu xaar ci yow Faye
kon doléance yi xam nga ko bariwul doléance yi xam nga ko bariwul waaye yëg naa ne maîtriser nga ko xam nga li ngay def xam nga fi nga jëm xam nga li nga bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu dal nañu dalal nag mooy koo xam ne moo waral bés bi di sillonné zone Dior ba mu jeex ñu dugg zone Safeen di ko benn bennal donc tey jii mu ñëw seet si Moussa Ciss ak délégation bu mu àndal kooku la ñu bëgg a introduire mooy le DG Mamadou Faye mu ñëw wax ak waa Kignanbour bëgg naa nag yéen jëpp ngeen jóg tàccul ko may ko mu dugg. merci waa Kignanbour ne leen DG waaye balaa DG di jël parole dama bëgg wax dëgg yàlla waaw DG taxaw na mais DG waa Kignanbour la balaa DG di wax dafa am li nga xamante ni jigéen ñi dañ leen ko war a delloo njukkal parce que lu fi baax jigéen ñi la balaa leneen damay gërëm Jaaway Jàllo jàppale ko jigéen ñi Pa Moussa wax nga fi li nga xamante ne ma ñemewuma ko wax autoroute à péage bi am nañ ko fi waxoon ñu taalal leen ay pneu Pa Moussa moo ko fi wax am 1000 francs la bëgg nañ nag yéen kilifa yi fi nekk ku ci nekk mën na yóbbu ci lii ndax jàppale jigéen ñi. merci beaucoup Mballo merci donc ñu jox cadre DG Mamadou Faye chef de village ak notable yu dëkk bi yëpp di remercier les membres de la coalition démb ba tey ñu ngi Kignanbour 1 ak Kignanbour 2 ak taxawaay bu mucc ayib dem ci kër yëpp seeti responsable yëpp di remercier également la population ak mobilisation bu mucc ayib bi ñu def depuis démb boo ñëwee ci dëkk ñu accueillir la comme ni ñu accueillir sa xel day dal di remercier également Moussa Ciss Arona Ciss ak ñi topp seen ginnaaw ñëpp di remercier particulièrement Baye Moussa Ndione mu jaral ko mu jóge Guéréo malgré les contraintes ñëw fekk si bés bi wax ji du bari parce que li ci ëpp yëpp wax nañu ko ci bëccëg ba léegi mais dafa dañu jëm ci événement bu am solo événement boo xam ne Sindia yëpp la soxal muy le 23 janvier 2022 muy événement bu laaj taxawu parce que boo liggéeyee ba yegg fi nga war a yegg da ngay ñaan yàlla li ngay wax nit ñi dégg ko da ngay ñaan yàlla li nga xalaat jëmee ko ci nit ñi xam ko da ngay ñaan yàlla li ngay wax au moins mu jëriñ nit ñi. C'est très difficile de communiquer, la communication est très difficile mais li ñuy ñaan mooy ñi ñu taatal seen nopp dégluñu waxuñu fi waxu politique dañu fi wax pour liggéey dañu wax léegi ci bëccëg ne ñu ngi toppatoo financement pour jàppale jigéen ñi Kignanbour du Kignanbour 1 ak Kignanbour 2 am nañu taxawaay bu am solo boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci zone bi jigéen ñooñu dañu leen jàppale financer leen ànd ak ñoom ñu am équipement ànd ak ñoom ñu dem ITA ñu labelliser seen production jàppale leen ba ñu mën di seen production ñu di ko dugal ci supermarché yi loolu bu ñu ko defee réussite bu mag lay doon te ni ñu koy defee Kignanbour la ñu ñaan yàlla def ko ci commune bi yëpp xale yi wax nañu ci éducation lu ñu ci tay di ci wax parce que ñëpp la concerné ku am doom tey yaa ngi ñaan yàlla sa doom jàng ba tànn la ëllëg éducation boobu nag c'est un engagement de la coalition de faire mieux et de mieux faire mooy lan mooy école primaire yi comme ni ñu ko defee ci Dior gi bugg nañu at mu jot bu ñu toogee ci mairie bi taxawu école yi sur les fournitures scolaires dina metti dëgg la mais dañuy jéem a def li ñu mën
école yi ku ci jàng CM2 génn amoo entrée en 6e wala nara taxaw dañu leen dugal ci centre de formation professionnelle ci niveau xale yoo xam ne li ñu bëgg dëkk bu nekk ñu ubbi fa ay atelier xale yi di fa jàng métier responsable yi ñëw di leen yor di leen encadré dañu bëgg a signer convention ak ñoom organiser leen ba nga xam ne ñoom liggéey lay doon boo xam ne dañ ci jàngale métier muy quelque chose de nouveau au Sénégal ci li ñu ma wax taawu Senghor amoon na mais ci politique lu bëri yàqu dem dañu koy dellusiwaat pour jàppale la population à la base ñu dem ci xale yi jàng seen jàng kawe xale wax na ko fi léegi dem ba université am ay liyaasa ñëw toogaat di manœuvrer mooy façon bu jàng bi ñuy jàng da ngay jàng ba licence doo am métier dañu bëgg xale yooyu def benn école fii si Sindia école boo xam ne moo leen di dimbali ñu am métier boo xam ne quand même bu ñu génnee seen jàng dana ci feeñ parce que lii ëpp solo mooy xale bi am xam-xam nga encadré ko jox ko métier organiser ko mu def ci loo xam ne dina ko jariñ à un plus haut niveau que le simple ouvrier je pense que moo gën ci xale yooyu ñu dem ci étudiants yi am na ku ko fi wax léegi mooy étudiant commune Sindia dañuy tumburanke ci logement tumburanke ci ticket restaurant tumburanke ci encadrement wax naa ko démb les futurs bacheliers dañ leen di rencontrer ñooy dem ci école yi ci lycée yi waxtaan ak ñoom ubbi seeni xel ci métier d'avenir yi métier boo gis am na lu muy jariñ mais na fekk nga xam ko ce qui fait que seen orientation dina gën a yomb suñu xamee ëllëg lan la ñuy liggéey donc ci enseignement dañu am un programme spécial depuis l'école maternelle jusqu'aux universités boo xam ne bu ñu ko tegee ci commune Sindia kuy doomi commune Sindia di ci gis sa bopp loolu moom c'est une réalité qu'on va mettre en œuvre te du ay waxu politique ñu ñëw ci santé bi case de santé yi fi nekk yëpp ak poste de santé yi yëpp a soxla maire bi taxawaay bi mu war a am jëm ci structure de santé yooyu benn amu ci ñu ne nag suy ñëwee on a des compétences yu ànd ak nit ñi liggéey on va relever le niveau dañu relever le niveau ba benn nit ci dëkk bu mu dëkk du soxlaa buy génn di dem ci beneen poste de santé wala beneen case de santé on mettra les moyens et l'assistance qu'il faut ba nga xam ne nit ñi ci fa ñu dëkk dinañu mën a faju normalement ñu am suivi de leur santé sans d'autres problèmes donc bu ñu ñëwee ci loolu waxtaan nañu ci projet yi ci bëccëg jëm ci xëyu xale yi ak jigéen yi projet yooyu biñ ci gën a fësal léegi mooy domaine agricole communautaire boo xam ne mairie bi la ciy dugal loxoom ak ji moom seeni suuf si c'est un problème à signer dëkk boo dem ci biir commune Sindia suuf si moo nekk coow lu méttee métti loolu dañu koy régler lu mu gën a gaawee ci 2 ans yi ñëw bëgg nañu coowal suuf daatul am ci biir Sindia danañu fexe ba litige yi fi am yëpp comme ni ko Moussa waxee léegi ñu régler ko gestion foncière bi ñu teg ci ay charte yu leer ba xam ne ku nekk conseiller ak conseil bu mën a doon booy saytu sa mbiru dëkk wala booy régler problème bu jàmbur dina am procédure yooyu topp yoo xam ne litige du ci am donc loolu da liggéey boo xam ne ci 2 ans yu njëkk yi bëgg nañ ko régler ndox mi c'est un problème dans la commune de Sindia lii ma wax ci bëccëg mooy benn forage bu dem ci 150 mètres de profondeur nga jàpp le paléocène ou le maastrichtien loolu géologue yi laa koy sédd li nga am ndox mu doy forage boobu boo ci defee pompe ak solaire équipé ko 25 millions la lay dikkee budget Sindia bugg nañu bu ñu ñëwee ñu ngi wax ay 800 millions bugg nañu passé milliards
Somone bii seen budget passé de milliards Ngaparou bii seen budget passé de milliards ñun Sindia ni mu yaatoo ak ressources yi fi nekk yëpp war nañu passé budget milliard quand même te milliard boobu bëgg nañu at mu jot ñu jël si ay lu takku régler le problème hydraulique mooy def ay forage équiper leen def ay château d'eau jox ndox ñi ñi bu ko defee ñu régler définitivement l'eau dans la commune de Sindia loolu mooy engagement bi ñu jël léegi coalition wàllu suñu gox jël ko aujourd'hui devant la population de Kignanbour ne bu ñu toogee avant 2 ans de régler problème ndox ci biir Kignanbour wasalaam je vous remercie. Merci DG merci beaucoup donc ñu ngi jaajëfal waa Kignanbour 2 di leen wax ne kontaan nañu bu baax a baax ci organisation bi. ok merci vraiment kontaan nañu fii la woon ñu ngi woon fii Kër Moussa Ciss pour Safin TV ñu ngi woon ci manifestation bi nga xamante ne Moussa Ciss moo ko organisé toute la journée ñu ngi woon ak moom ci tournée bi jógee Sindia jaar kër chef de village dem kër imam wër Kignanbour ñëw tëjee ko fii ak benn meeting boo xam ne vraiment meeting bu am solo la monsieur le directeur ñëw na fi expliquer ambition expliquer yéeneem pour la commune Sindia kon dañ koy souhaiter bonne chance rek ak yeneen kan di ko souhaiter bonne chance te di remercier toute la population de Kignanbour di remercier aussi suñu mbokk yi téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox rendez-vous ba beneen yoon fii ci Safin TV merci à vous au revoir.